xibaari marax yi ci ATV la première chaîne urbaine de Mbour boo leen taaxirloo aslëf ñu dikk ak yéen ci li ci gën a fës. tey altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum 2022 xibaari marax yi li ci gën a fees bokk na ci diwaanu Saly mi ñu nemmeeku ni infrastructure dafa manqué bu baax a baax jëm ci wàllu statique hôpital ak ya ci aju bu ñu sukkandikoo nag ci mouvement bi di ànd booloo defar Saly ki yoro seen kàddu di Amadou Bella Diallo des na ko teewlu ci biir xibaar yi wax leneen lu soxal wàlli alam bi ak maire bu Ndiaganiao bi daal di amal ab journée de lancement programme bi ñu tuddee Ndiaganiao ville propre dina teewlu di Tening Sène mi nga xamante ni mooy jaraafub dëkk boobu di Ndiaganiao wax leneen lu soxal wàllu politique ak mbiicoo mbaaloo gi dox ci ndawi APR yi fii ci diwaanu Mbour ñaari kang yëpp daañu déglu seen i kàddu ci biir xibaar yi takk gàngoog des na ko taqar ni dal ci xibaar yi biti réew ànd ci ak soxna associis xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante ba ëllëg incha allah. dal leen ak jàmm ci xibaari marax yi ci ATV comme niñ ko waxee woon ca bopp ba Saly lañ koy dooree wax lu soxal ñàkkum infrastructure bi ñu fa nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci mouvement bi di ànd mbooloo defar Saly moom Amadou Bella Diallo mi jiite boobu mouvement xam la ne na Saly nag amul ay stade ay hôpital ay marché ay garage ba ci noonu ay lycée manqué na fa loolu moom Amadou Bella Diallo daal di joxañ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñooy autorités locales yi reportage Abdourahmane Diallo lañ ci teewlu. dëgg la tuuru commune Saly mën nañu wax ni àdduna bi yépp dégg nañ ko waaye bërëb boobu lu jëm ci wàllum jumtuwaay lu fa naax saay la. Saly ak situation fu mu toll dayoom fu mu toll ci àdduna donc gàcce la sax ñu wax loolu parce que tey jii Saly amul stade Saly amul marché Saly amul hôpital Saly amul gare routière Saly amul quai de pêche Saly amul lycée donc li Saly manqué bu ñu wax infrastructure sportive rek day mel ne que ne yeneen infrastructure yaa fi donc lépp lu manqué. moom mi nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar bu Saly la daal di bokk muy xamle ni am na ci sax ay nit ñi nga xam ni fas yéene nañu dugal seeni loxo ci commune bi waaye seeni dossier saa su ne kilifay gox bi dañ ciy teg seen loxo. sama xarit amoon na ay partenaires am yi nga xam ne ñëwoon nañ pour may Saly stade mais malheureusement projet bi dañ ko enterré donc avant que sax ma judd man mii am na benn fondation bi nga xam ne may nañ ma hôpital valeur 2 milliards donc ak hélicoptère médicalisé loolu aussi ci ay caprice su maire ci la dem ba partenaires yi mujj a gedd aussi donc moo tax tey jii ñun li ñu mën a def rek mooy donc genre yu mel nii nga xam ne dinañ mën a regrouper xale yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen donc di organiser ay activités yi nga xam ne donc nécessité wul ay signature wala nécessité wul ay autorisation en attendant que ñoo xam yan bunt lañ war a mën a fëgg ëllëg bu ñu amee ay partenaires yi nga xam ne dinañu indil ay infrastructure pour que ñu mën ko enfin installer fii biir Saly. moom mi nga xam ni moo fi nekkoon candidat coalition gëm sa bopp ci élection locale yi jamono ji bokk Benno Bokk Yaakaar moom la ñu tuddee woon ab tournoi de football ci commune bi mu doonoon ab occasion pour Amadou Bella Diallo daal di solal yenn ci ay sewu Saly. mu ngi noonu wax leneen lu soxal wàllu assemblée générale bopp amicale des inspecteurs du trésor du Sénégal ñoo ko amaloon ngir daal di ci jàngale wàllu digitalisation ngir daal di yombalal à la traité yi ak ñiy liggéey ci wàllu nguur gi ngir di mën a fayeku waaye itam di fay seeni lempo te duñu déplacé wu toog fi ñu toog di ko def loolu sax tax na dañ ciy déglu Mamadou Diop mi nga xamante ni mooy président amical des inspecteurs du trésor du Sénégal ci micro Abdourahmane Diallo ak Mouhamadou Eldo Gueye. digitalisation tey dafa nekk lu am solo loo xam ni comme ni ma ko waxee day dindi barrière ak barrière u distance ak barrière u temps mooy tey fexe ba nga xam ni retraité bi nga xam ni doon na mag la doon na déplacé wu di dem di jëli pension nga fay ko par Sicastar bu fekkee ni yegg si na benn niveau de somme bi nga xam ni du ci déplacé bancarisation bi bokk na ci aussi. yeneen pàcc yëpp yoo xam ne ñun lu ñuy fay wala lu ñuy encaissé ci suñu ay kees nit ki war koo mën a def sur des moyens digitaux xam nga tey lu mel ni opérateur de monnaie électronique yi bari na yooyu yëpp trésor daf ci war a def des plateformes yu tax nit ki surtout pour montant yi nga xam ni montant la boo xam ne boo demee di ko fay kees xëy na sax li ngay dépensé ci paas taxi dem dikkaat mën naa doon tiers wala quart li ngay fay xam nga tey ku am lu mel ni tom nga xam ne impôt bu ndaw la war a fay 10 800 wala 12 wala yu mel noonu nga war a déplacé wu fay taxi dimanche yu mel noonu la ñuy xalaat tey de telle sorte que tey nit ki mën naa toog yor téléphone am fay wala mu am plateforme boo xam ne interface la bu xam ne trésor mu mën a fay sans pour autant mu ñëw di xaar suñu guichet ndax temps tam lu précieux la donc yu mel noonu yëpp administration trésor en compagnie
de l'amicale mi ngi ciy xalaat déjà ay jéego am na ci ñu bëree bëri tey ci retraité yi dugg nañ ci système mu Sicasar ba nga xam ne mën nañoo fayeeku sans ñu déplacé wu. ginnaaw loolu dañuy jawali ca Ndiaganiao fekki fa mairie ba doon amal ab journée de lancement bi ñu tuddee programme Ndiaganiao ville propre ginnaaw loolee nag amaloon nañ fa ab ay set setal waaye itam ay bëccëg jëmbati garab ginnaaw ndaje ma nag jaraafu dëkk ba di Tening Sène yëkkati na ay kàddu dañ koy teewlu ci micro Kori Diouf. ñu ñëwoon fii tey ñu ne dañu bëgg suñu dëkk set mais dañu bëgg suñu dëkk naat loolu mooy lu ñu wax tey ci bés bi. ba tax ñu dem lëkkaloo ak ki nga xam ne moo yore Eaux et Forêts Sénégal maanaam lépp luy garab lépp luy jëmbat garab lépp luy aar garab muy direction des Eaux et Forêts colonel Baydi Ba moom lañ ci lëkkalool ak équipe am mu ñëw tey ñëw Ndiaganiao ànd ak équipe am pour ñu jëmbat garab ci biir Ndiaganiao mais aussi waxtaan ak nit yi pour garab yooyu buñ ko jëmbatee ñu mën ko toppatoo ba mu màgg. ñu ànd ak waa UCG nga xam ne ñoo yore setu Sénégal ñooy nettoyer Sénégal yëpp. ñooñu aussi bu ñu leen waxee nee nañ ñu dinañ leen jëlal ay doomu Ndiaganiao yoo xam ne ñooy xel di nettoyer ñu leen di fay mais aussi dinañ indi équipe boo xam ne dinañ nettoyer dëkk bi ba mu set bu ñu nettoyer ba mu set dinañ leen indil foo xam ne foofu la ñuy tuur mbalit buñ ci tegee bu ñu weesoo loolu dinañ leen ñëw chaque fois oto mbalit dina ñëw di for mbalit bi ñaari yoon ci semaine ñu wax aussi borom kër yi nañu am ay poli mbalit wala ay saako di téye seen mbalit ñaari fan yu ne oto bi bu ñëwee for seen mbalit ñu bañ ko tuur ci biti su ko defee bu yàggee dëkk bi set. wax lu soxal wàllu politique ak mbiicoog mbaaloo gi ñu nemmeeku fii ci département de Mbour ci ndaw yi APR yi fi fare yi xamal leen ni ñenn wàllu wa di xam leen ni ñoom gëdd gi ñu war a am nag joxuñu leen ko te bu ñu nemmeekoo ci li weesu ci campagne yi ni mel dañ daan wàcc ci terrain bi di wax ak dagaan baatu askan wi ba sonn waaye bu joxe cër jotee kenn du leen jox ay cër dañuy teewlu seen i kàddu ci micro Kori Diouf. donc sacrifice boobu yëpp ñu def au niveau du département de Mbour dañoo gis ne sacrifice yooyu yëpp amul tey benn issue boo xam ne favorable na aux jeunes te loolu véritablement dañ koy dénoncer loolu lan moo ko waral mooy jeunes yi fii ci département de Mbour kenn considéré wuñu leen kenn joxu leen cër kenn joxu leen gëdd bu ñu yellool. malgré tout ça def nañu lu ñu war a def mouillé nañu le maillot te alors que dañoo constaté ne su nekkee période donc wàcc ci terrain bi def ay sacrifice ndaw yi rek ngay gis mais su nekkee yoomal cërale wax dëgg fa yàlla da ngay gis ne donc ndaw yi duñu am benn considération liste haut conseil des collectivités territoriales fii lañ ko génnee amul benn ndaw boo xam ne donc gis nañ ko ci loolu nag moo ñu gën a frustré loolu moo ñu gën a merloo ñu ngi demander président su déggee suñu message mu accordel ñu audience ñu ñëw toog ak moom de vive voix waxtaan ak moom ñu ngi yaakaar nag ne président dina régler problème bi su ko réglé wul nag exclure ñu démission collective il faut que mu leer démission collective exclure ñu ko parce que ñun en ce moment on a rien à perdre dans ce parti. ginnaaw yooyee ndaw ñeneen ñu bokk ci APR itam la ñuy teewlu seen i kàddu ñu yëkkati ko nag jëm ci tontu wala bokk indi ay leeral ci ñooñu ñu jàpp ni duñu sax ay ndaw yu bokk ci APR ay mag yu bokk ci APR ndax seen i at toll na ci juróom fukk ak lu teg itam am ay soxnaa ki ay doom kon nag ñoom bokkuñu ci ndaw yi APR yi nekk fi ci diwaanu Mbour ñoom yooyu na ndaw yooyu sax itam yëkkati ay kàddu ni dañuy daal di gën a joxe seen engagement jëm ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall ak parti boobu di APR rawatina sax ci Benno Bokk Yaakaar dañuy teewlu ki nga xamante ne mooy Khadiba Gueye madame Nia moo yëkkati seen i kàddu ci micro Mame Diarra Diouf. barki démb dañoo xool ñaari jeunes yu génn wax ci turu jeunesse Benno Bokk Yaakaar te xam nañ leen bu baax ni ñooñu bokkatuñu sax ci jeunesse Benno Bokk Yaakaar parce que dañoo âgé ki ñu wax Omar Dramé am na 48 ans ki ñu wax Ali Niass 46 ans teg na kon ñooñu waratuñoo wax du jeunesse soxla nañ leen nag ñu toog ci parti bi bu dee gëm nañ président de la république mun nañoo toog ci parti bi liggéey ak parti bi mais bu ñu waxati ci turu jeunesse Benno Bokk Yaakaar parce que jeunesse Benno Bokk Yaakaar coordinateur yi fa nekk xam nañ leen ndaw ñi gëm président toog di liggéey ak président xam nañ leen barki démb campagne yi ndaw ñi gëm président ànd nañu ak responsable nekk département de Mbour yëpp ñu campagne battre campagne ñaar ñooñu doon wax kenn gisu leen ci campagne ba campagne bi jeex dafa am loo xam ne nag dootuñ ko nangu ku jug rek woo sa ñaari caméra taxaw di wax ci jeunesse Benno Bokk Yaakaar désormais
képp koo xamante ni yaa ngi wax ci turu jeunesse Benno Bokk Yaakaar dinañ dal sa kaw dinañ la attaqué parce que jeunesse bi nañu gëmee woon président son excellence Macky Sall noonu lañ ko gëmee ba tey ñu ngi nekk ci ginnaawam ndax kenn ku ne gis nga lu mu liggéeyee ndax lu ne fang kenn du ko jeex ndax ku ne gis na réalisation yi président def ci Sénégal àdduna wërngal këpp dañ ne nag bis bi ni tey mayatuñu kenn ak parti boo mën a nekk ak parti allié boo mën a nekk mayatuñu kenn ku génn di wax ci président de la république son excellence benn moo boo xamante ni safaanu na ak la nga xamante ni moom lay liggéey. toftal ca lu jëm ci mbiri aada ak cosaan septembre ku ko wax sa xel yépp dem ci kankurang ba tax na les acteurs de la santé du département de Mbour amaloon nag ab bëccëg bopp dañ ci doon maye ay deret ngir gën a jàpp ci événement yooyu di kankurang yi nga xamante ni ci la ñu jëm ba loole sax tax na lu tollook juróom fukk ci ay poche yi de sang daal nañ koy joxe foofee nga xamante ni ci bëccëg boobu ñu amaloon doon ci maye ay deret dañ ci teewlu Ousseynou Gueye di secrétaire général bu sous-section du syndicat démocratique des travailleurs de la santé ay kàddoom mu ngi ko dénk Abdourahmane Diallo. Notre syndicat SDT de la sous-section du district de Mbour ñëw jàppale ko si bés boole suñu doole waaye parce que lépp lu ñu def si askan bi daf ñëw yitteel dañu bëgg a wane ne syndicat xaru kanamu syndicat du revendication rek donte revendication am na solo sécuriser sa ñi ngay liggéeyal ak ñi ànd ak yow. mais am na ay acte am na ay jëf yoo xam ne social lu maye deret lu mel ni yeneen ay satal ñun suñu syndicat dinañ simmi suñu mbubu docteur ñëw dugg si jàppal lañ ko parce que askan bee ñu ñor moo waral tey ji ñu ñëw dajale lu tuuti lii ñu andi jàpp ci bés bi pour rëyal bés bi di wanaat askan bi ne suñu liggéey yemul rek hôpital heure bu ñu askan bi soxlaa muy setal muy maye deret muy leneen ñun dinañ simmeeku ñëw jàppale leen ci loolu. mu ngoog kàddu yi Ousseynou Gueye moomu nag moo fas yéene ndar képp xibaari biir réew yi ñu fas yéene ci toftal xibaari biti réew ànd ci ak soxna Astou Ciss. xibaari biti réew yi dañ koy dooree fële ca Angola foofee nag démb dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août 2022 ña nga doon delloo njukkal kii di José Eduardo dos Santos nekkoon président bu Angola gannaaw ba mu génnee àdduna juróom-ñetti fan ci weeru juillet bi ñu génne moom moomee nag daan nañ ko woowee ci turu Zedu kii di Mario nekk membre ca kuréel ba ñuy woowee MPLA ak ñenn ca population ba ña ngay xamle ne kii di José Eduardo dos Santos nekkoon na xarit baay ak tamit kilifa bu ñu respecté ci ndax moo leen indil li nga xamante ne moo di jàmm ca réew ma gannaaw guerre civile ya fa amoon. ca Ukraine kii di Rafael Mariano Grossi di directeur général bu agence internationale bu énergie atomique ma ngay xamle tey ci altine ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ne lii di mission bu AIEA dana yegsi ci semaine bi ñu dugg ca centre nucléaire bu Ukraine ca foofee ba léegi ministre bu défense bu Amérique ak i naataangoom danañu amal ab daje juróom-ñetti fan ci weeri septembre bi di ñëw ca Allemagne ngir taxaw jàppale militaire yu Ukraine ca jàmmarloo ba ñu amal ak réewum Russie loolooy ñu fi ruusel ci xibaaru biti réew yi. di ko jaajëfal bu baax moom soxna Astou Ciss sama jigéen bu baax bile ponk boobu moo ndar képp xibaar yi di ñaan yàlla mi borom jàmm te kum ko defal nga mucc ci jàmmarloo yàlla na ko wesaare ci àdduna wërngal këpp rawatina fii ci diwaanu Mbuur ba ëllëg ak jàmm ci yeneen dajee xibaar jàngeen jëf.